salaamaaleykum mbokk internet yi tey jii rek ñu delluwaat di leen indil li nga xamante ni mooy seen revue de bu sunu làmb le 23 novembre 2021 waaye mbokk yi rek su gën a fës nekkul dara dul combat bi nga xamante ni moo dox si diggante Siteu bu Lamsar ak ki nga xamante ni mooy Papa Sow waaye nag combat boobee rek mbokk yi ñu xamal leen rek le 5 décembre bi ñu dëgmal la mu doon combat bu nga xamante ni combat choc la foofee lañ koy amalee ci arène nationale mu doon combat itam boo xamante ni capital la si ki nga xamante ni mooy tarkindaa gi ki nga xamante ni mooy Tanor bu Lamsar muy ñeenteeli Tanor bi nga xamante ni génn na si saison bi foofee ca Lamsar après ni ko réel ak ki nga xamante ni mooy Koyanchi nga xamante ni moo fi am ndam si kanamu kii ku double moteur bu Rëbës waaye nag ak Abou Ndiassé nga xamante ni moo doon bëre si semaine bii rek ñu génn l'avant-série de jàmm gën si Kaap Mbaaw di Siteu moom rek dina laale ki nga xamante ni mooy expérimenté lañ koy woowee di Papa Sow le puma de Jambar Wrestling Academy moom Papa Sow mu nar a bëree combat boo xamante ni combat bu métti la waaye ñaari mbër yooyu rek diggante Siteu bu Lamsar ak ki nga xamante ni mooy Papa Sow bu Jambar Wrestling Academy dinañ laale le 5 décembre 2021 foofii ca arène nationale waaye Siteu rek nga xam ni dafa war a tiit si combat boobee rek ndax combat boobee rek combat bu nar a métti lay doon si moom ndax kii di Siteu rek dafa jugee si li nga xamante ni mooy défaite waaye nag bu mu yaakaar ni dina daan ki nga xamante ni mooy Papa Sow bi nga xamante ni moom it dafa jugee si li nga xamante ni mooy défaite kon amateur yi rek ñu ngi xaar combat bu nar a métti si diggante Papa Sow ak ki nga xamante ni mooy Siteu tarkindaa gi Baye Fall bu jàmm gën moom rek di xamal supporteram yi kii di Siteu du ko tee jàll benn yoon ndaxte dafa bëgg a dugg si cour des grands kon rek ñi di amateur yi ku nekk sax yaa ngi yëy di yàbbi si combat boobee rek nga xamante ni moo war a am le 5 décembre bii ñu dëgmal foofee ci arène nationale mu doon combat boo xamante ni képp kuy amateur sax wala ngay dund li nga xamante ni mooy làmb yaa ngi koy xaar ndaxte combat boobee rek gis nañ ci signature yi wax yi neexoon na loolu ndaxte kii di Siteu rek lépp luy mobilisation defoon na ko ci jour signature yi kon rek nañu xaar foofee ci arène nationale mbooloo bu takku loolu jóge fépp foo mënta dégg ci Sénégal ci jàmm gën moo xam ci Kaap Mbaaw wala sax foofee ca Malika koo koy la Siteu wax waaye nag combat boobee rek nañ ci xaar combat bu nar a métti ndaxte kii di Papa Sow moom rek du ñeexu ñebbe kenn naam sax dafa war a tiit si combat boobee rek dox si diggante mukk ak Siteu ndaxte Siteu rek saa yu jógee si defar rek dañoo seetlu rek à chaque fois dafay gañe maanaam dafay am ndam si combat yooyu rek nga xamante ni moom moo si topp kon bu doon combat boo xamante ni amateurs yi ñu ngi koy xaar avec engouement waaye nag lépp luy détermination ki nga xamante ni mooy promoteur ba moom rek wax na si combat boobee rek ndaxte nee na lu bees tàq dina si am ndaxte combat bu nar a neex lay doon bu ñu moytulee rek bu ñu sukkandikoo si kàddu ki nga xamante ni mooy promoteur ba nee na combat boobee rek moo nar a dàkk si saison bu 2021 2022 bu doon combat boo xamante ni combat bu ñëpp di xaar la moo xam si côté touche wala sax si côté bëre ak tam si côté xeex ñu ngi xaar ñaari mbër yëpp ñu wane seen bopp ndaxte loolu rek la amateur yi bëgg moo tax combat boobee rek dafa teel a jaay boppam nga xamante ni ñëw na ba pare le 5 décembre bi mu des ay fan rek ju laale diggante Siteu bu Lamsar tarkindaa gi Baye Fallu jàmm gën bi ak ki nga xamante ni mooy Papa Sow bu Jambar Wrestling Academy mu nar a doon combat boo xamante ni combat bu nar a métti la kon de mbokk yi ñu leen xamal kii di Siteu ak Papa Sow dinañ laale ak fii ki fan rek maanaam le 5 décembre bii ñu dëgmal mu doon combat boo xamante ni moo nar a moo gën moo sax nekk combat bu mag bu ñu dëgmal si année 2021 2022 si 2021 2022 boobee sax la ñuy faral di wax mbokk yi kii di Gaston production Gaston Meng moom rek wax na si combat bi nga xamante ni moo tox si diggante Pakala ak ki nga xamante ni mooy Forza bu Mbour bu Fass sax Ndakaaru ak Pakala bu Mbour montagne mu doon première journée bi nga xamante ni Gaston Meng mu ngi koy fësal maanaam journée 2021 2022 combat boobee rek nga xamante ni ay fan rek si des bu doon sax dimanche bii di ñëw mbokk yi ma xamal leen ko le
28 novembre lay tombé foofee lay amee ca arène nationale. waaye nag promoteur bi nga xamante ni mooy Gaston Mbengue moom mi organisé combat revanche boobu dox si diggante Pakala bu Mbour montagne ak ki nga xamante ni mooy Forza mu nar a doon combat bu nar a métti lay doon à quelques jours rek di combat entre ki nga xamante ni mooy Papa Sow ak Forza. Gaston Mbengue di Gaston production moom mi nga xamante ni moo taxawal combat boobee rek mi ngi xamal li nga xamante ni mooy amateur yi ne dinañ xaar combat bu nar a métti waaye nag lu bees tàq dina si am ndaxte ki nga xamante ni mooy Pakala dafa bëgg a ñëwaat si li nga xamante ni mooy làmb ji waaye Forza nag dafa war a gën a serré foofee ca mbër yu ñu naan VIP ndaxte Forza rek boobu ba léegi ñu ngi koy xaar ca mbër yu mag yi waaye combat bi rek moo nar a doon combat bi nga xamante ni moo koy dugal mbokk yi kon mbokk yi ñu fàttali leen rek première journée bu Gaston production. dinañ ko amal foofee ca arène nationale le 28 novembre lay doon maanaam le 28 bii ñu dëgmal mooy dimanche bii nii rek nga xamante ni ñu ngi koy waajal dimanche bii ñu dëgmal foofee lay amee ca arène nationale ku ko organiser nag nekkul kenn ku dul Gaston production moom Gaston Mbengue rek bu ñuy xamal képp kuy amateur na xaar combat bu neex waaye nag combat bu boo moytul rek mooy dàq si saison bi ndaxte Gaston mi ngi naan amateur yi dinañ gis lu bees tàq si combat boobee rek dox si diggante Pakala bu Mbour montagne ak ki nga xamante ni mooy Forza. mbokk yi fi ñuy jeexalee rek mooy combat bi nga xamante ni moom la ñëpp doon xaar muy combat choc ku ko tëgg kat nekkul kenn ku dul Jamaïcain ginnaaw ba mu jugee si combat bi nga xamante ni moo doxoon si Abou Ndiassé ak ki nga xamante ni mooy Pape Ndoye combat boobee rek si la taxawal si diggante Fils de Balla ak Gora Choc mu doon choc boo xamante ni ñu ngi koy amale si mois de mars 2022 mu doon combat boo xamante ni ak combat revanche si diggante ki nga xamante ni mooy Balla Gaye numéro 2 ak Modou Lo ndaxte Fils de Balla nekk écurie Balla Gaye ak ki nga xamante ni mooy Gora Choc nekk foofee ca Parcelles Assainies mu doon combat boo xamante ni combat bu dëppoo dàq ndaxte ñaari mbër yooyu rek jaamaarloo woon nañ foofee ca Stade Iba Mar Diop si combat Gora Choc ak si combat ki nga xamante ni moo doxoon si combat Pape Ndoye ak Abou Ndiassé kon mbokk yi ñu ngi leen di xamal rek di ngeen xaar combat bu nar a métti lay doon ginnaaw ki nga xamante ni ñoo ko laale kii di Jamaïcain nag moom rek dafa mel ni ay combat rek yu nar a neex lay dëgg wala sax ay combat yu neex gis nañ ko si semaine bi ñu génn foofee sa stade Iba Mar Diop la fa nekkoon si mbooloo rek kenn xamul sax du toy kooku di Jamaïcain moom nag dafa mel ni dafa jëlee ki nga xamante ni mooy Assane Ndiaye ca stade Iba Mar Diop ndaxte la fa nekkoon ci mbooloo rek dafa jéggi dayoo mu doon combat boo xamante ni ñëpp ñu ngi koy xaar mbokk yi kon combat Fils de Balla ak Gora Choc taxawal nañ ko ku ko taxawal nekkul kenn ku dul Jamaïcain combat boobee rek nar a am le mars bi ñu dëgmal 2022 kon mbokk yi lii rek moo nekkoon seen revue de presse bu le 23 novembre 2021 mu doon revue de presse bi nga xamante ni dañ leen koy faral di indi saa su ne.